kaw dañuy gis ni loolu maanaam luy jëm kanam la. mais dañu gis ni président bi nga xam ne moom moo succédé le président Abdoulaye Wade. xëy na continuité état. wax dëgg yàlla xaw na dese ci côté am. ndax infrastructure yi nga xam moo war a accompagner gox bi. manqué na te démographiquement population bi mi ngi màgg de manière exponentielle. Justement par rapport à ça parce que dañ leen jëlee woon ci localité indi leen ci localité je pense bien que ne ba ñuy dem bay taxawal Jaxaay aussi waroon na am ay mesures d'accompagnement ou pas. ndax mesure d'accompagnement yooyu am na. waaw parce que tey boo xoolee ci Jaxaay xam nga sànq ñi ngi wax bàjjenu gox bu ñu waxee bàjjenu gox rek dañuy wax lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram mais booy xool Jaxaay li fi taxaw yëpp benn poste de santé lañ fi mën a wax boo xam ni am na fi. te poste de santé boobu dafay confronté ak ay problème day dem ba nga xam ni problème mu paracétamol lay am. day dem ba xam population bi ci waxoon ñoom ñooy cotiser. di def ay dons pour mën di jëndi ay médicaments. te maire bi nga xam ni loolu moom compétence am la. mu waroon cee taxaw dafay toog di soog di yàccaaral lu ci am benn jéem boo xam daf ko ciy jéem. bu ñu demee ci côté hôpital aussi am nañ benn édifice bu mag boo xam ni. wax dëgg yàlla bu paree woon duñ envier benn localité ci côté santé mais dañu gis ni ba Jaxaay taxawee ba léegi fa mu yemoon fa la yem maanaam dootu ciment dootu ci dem suuf dootu ci dem béton dootu ci dem amul leneen loo xam daf ci demaat ci dépense bu extra mais dañu gis ni travaux yëpp dafa bloqué. tante nañ procédure bu ne. mu ngi ci biir dëkk bi. mu ngi ci biir dëkk bi. boo xam ni vraiment hôpital de niveau la. te bu paree woon dina saafara booleem jafe-jafe boo xam dafa nekk ci biir Jaxaay ak environnement wala localité yi nga xam ñoom ñoo ko séq. bu ñu demee ci côté maanaam éclairage public. yooyu yëpp ay infrastructure la. maanaam dëkk bi boo xoolee dafa lëndëm. am na heure yoo xam boo bëggee génn yow da ngay ragal ak âge bu mënti am da ngay ragal man mii témoin oculaire laa ci ay agression yoo xam dafa am. am na ci koo xam ne tout récemment man maa ko yóbbu ci poste de santé bi boo xoolee xale bu jigéen la adolescente boo xam dañu sectionné ñaari loxo yi. dañ ko dagg biñ ko yóbboo ci poste de santé bi comme seen compétence àggul foofu dañ ko mujjee référé Kër Massar loolu je parle sous le contrôle du poste de santé. boo demee ci côté bu mënti laal maanaam da ngay gis ni ay jafe-jafe la. ñun ñi nga xam ñoo fi nekk ay citoyens. ñun ñooy fexe di yëngu ci wàllu coopération décentralisée. di jéem a voyager di uti ay partenaires. pour di mën a taal suñuy lamp. waaye bu ñuy taal lamp yi sax da ngay gis ñoo xam dañuy ñëw di ko saboter wala dañuy ñëw di ñu jéem a bloquer. tey boo xoolee lamp yi nekk fii yëpp ñun ñoo ko taal. mais ñan ñoo koy bloquer ak ñan ñoo saboter. maanaam ñun li ñu gën a jàpp mooy ñi ko waroon def te defuñu ko. maanaam la municipalité suñu xel foofu lay gën a jàpp ni ñoom maanaam la municipalité quoi. la municipalité. parce que ñoom dañ leen di voter ay fonds. dañ leen di voter budget boo xam day toll ci 11 millions cette année ci moom la leen voter. mais 10 millions et quelques yi dépensé nañ ko maanaam soi-disant lekk nañ ko. te demul ci éclairage public. te booy xool askan bu ñuy waxal seen bopp dañ lay wax ni 12 ans mi ngi nii. lamp yi tàkkul. lii musu fi am. vidéo yi mi ngi circulé loolu ñun askan bi ñoo koy defal suñu bopp mu nekk loo xam ñun dañ koy jooytu ak suñu dernier retranchement dañ koy jooytu ak suñu dernier cri de cœur. dinaa jël soit si yow Ablaye Ba yaay président mouvement And Defar lan ngeen defar booba léegi yéen. donc di ñëwaat rek di wax ne li ñu defar comme ni nga ma ko posé jënd nañu ay lampes solaires génne ko ci sunu poos def ko te ku ko vérifier di nga ko gis ñu bind la sous-préfet mu bind la maire parce que maire moo habilité pour def loolu bi yàlla defee ñu def ko ba tey jii may wax ak yow maire def ko ñun demal nañ suñu bopp Sénélec ñu ni ñu maire moo ko war a def donc sunu njaboot moo fi nekk du ñu toog di xaar ñu comme ni ko président Moussa waxee ñu di leen agressé ak yeneen forum bu ñax maa ngi fa ndox maa ngi fa donc ñu nekk ci benn insécurité bu doy waar tali yi jagul fa nit ñi di wàcc ak fa ñuy dugg nekk problème. mais lan mooy sa relation ak monsieur le maire est-ce que nekkul dafa njort ni yéen ay politiciens encagoulé ngeen moom moo tax wax dëgg yàlla nangu leen a gëstu wala. waaw non xam nga bu defee loolu dafay juum parce que yaakaar naa ni ñun buñ doon politique dañuy taxaw ñëw def suñu langue jàkkaarloog képp ku fi nekk di def politique mais li ñu intéressé ñun mooy le développement. parce que tey boo duggoon ci parti di def politique dañuy am fu ñu lay yemloo fu ñu lay jaarloo te bu fekkee sa askan moo tax nga jug di def yow da nga war a am sa liberté ak sa indépendance moo tax ñun bu ñu toogee waxtaan ci sunu biir jug ne dañuy def lii dañuy dem defi ko bu ñu waree dem seeti commissaire waxtaan ceeg moom ñu dem defi ko ci inondation ñu bari tey jënd nañ fi seen i pompe te xaaruñu ci maire ñu bari def nañu seen i activité te xaaruñu ci maire kon maire dafay juum parce que ñun man de Abdoulaye Ba laay wax ak ñi nga xam ne ñu ngi ànd ba ñuy nekk président communauté rurale ba nekk délégation spéciale la ñu gënoon gis suñu bopp bi fi maire bi nekkee parce que tey koo wax mun la je suis conseil municipal on te bloque koo wax mun la man maay maire wala maay secrétaire municipal on te bloque ba bërki démb rek bi fi waa ADM ñëwee ci affaire inondation dañ leen a woo ba sonn man mii di wax
bi ma leen woowee pour jox leen l'information ils ont dit pourquoi ma di leen jox information ñu sante ko yàlla bu ñu demee nag ba nga xam ne bépp acteur buy dugg fii muy les autorités étatiques ak ku mun doon reconnaître nañu ñi nekk fii bu doon politicien la ñuy def duñ ko def mais développement la ñuy def et li ñuy def aussi ñoom en tant que autorité étatique ñun ñu ngi leen ciy jàppale. maire bi nekkul natif localité bi. bon maire bi Niakoulrab lay yeewoo. Niakoulrab lay yeewoo mais damay wax ne commune bi commune la Niakoulrab ak Daaru Cuboog cité gendarmerie lépp benn la. mais c'est-à-dire dafa am loo xam ni quand tu es limité et dafa am loo xam ni buñ la jiitalee yow da nga war a xam lan mooy sa devoir. tey am na ñoo xam ne tey waroo leen mun a beddi parce que tey bu ñu IEF soxlaa daf ñuy woo bu ñu préfet soxlaa dañuy woo suñu commissaire soxlaa dañuy woo. travail ak ñun amul benn descente bu ñuy def fii te duñ ñu ci boole li fi bloqué nag je le dis blocage bi ci ñoom la parce que bu préfet bindee en tant que autorité ñu bloqué ko kooku damay wax ci ban état lañ nekk su Ageroute ñëwee ba ni damay defar lampe yi parce que gis nañ ci ay développeurs. lan mooy certifié ne am nga lan mooy prouvé ne dañ ko bloqué. mais xam nga lu ñu bloqué ko. lan moo ko certifié. li may wax fii dafay leer da ngeen di wax nii rek quoi est-ce que lan moo. non man li may wax nii dafay leer xam nga ci télévision laa nekk. di wax ñu may dégg préfet le sous-préfet Marcel Thiaw actuellement mu affecté nañ ko bi mu jugee foofu tout récemment man dem naa rencontré waat le nouveau sous-préfet ak son adjoint juge naa fa dem naa IEF ba am na lycée bu ñu war a defaat fii au niveau de Jaxaay ak centre formation parce que li may wax ci télé laa koy waxee le CM bi fi nekk muy le CM unité 6 CM 20 bi suñu ko toppatul woon kon du fi am école yi fi nekk buñ ko toppul woon duñ ko am. parce que da ngay ñëw niw ne la man maa yore commission boobu te ñoom ci seen bopp les conseils yi lay wax loolu ñoom ñëpp a démissionné yaa ngi leen di dégg ñu ni kenn boolewu leen ci gestion bi ñun aussi noonu la tout récemment ADM ñëw na Kër Massar au passage ñuy remercier le maire de Kër Massar parce que lu mu bon dinañu wuyu am na rond-point booy romb fii keroog ba ñuy gas rond-point bi ci foofu lañ toogee ñoom doyen Alioune Sall ak ni ñoom El Hadj Daouda Mbaye ñu ngi fi booba fa la ñu nekk. Parcelles Assainies di souffrir muy metti lool gisuñu ko tegu fa tànkam kon loolu boo nee yow maire nga da ngay administrer nit ñi ñun waxuñu fi waxu politique pour contre nit mais les faits la muy def te boo leen génnaatoon laaj dugg parcelle wala ngeen dugg ci seen zone yi on te dit xamuñu kuy maire bi. voilà. daa dellu si waat si tur yi soxna Mati Diop sànq Moussa da ko wax mooy problème mu santé dafa mel dafa posé wu. parce que nee na am ngeen fi benn hôpital de niveau mais jusqu'à présent bañ ko commencé tabax ba léegi daanaka yeggul problème de poste de santé nee na problème paracétamol sax pour ngeen am ko problème la yow en tant que bàjjee de gox ban rôle ngay jouer foofu pour que vraiment mën a jël tawat yi accéder ko au niveau de la municipalité. waaw foofu il faut ma leeral tuuti parce que ñun suñu bàjjenu gox man sama bàjjen bi tax ñu naan ma bàjjenu gox maanaam du ma bàjjenu gox boo xamante ne. bu officiel non sama gox ñoo ma tuddee bàjjenu gox sama waa koñ ñoo ma tuddee bàjjenu gox. ndax ñun liñ fi liggéey waaw kay liggéey boobu ñu fi liggéey di ko defal suñu bopp moo tax ñu tuddee ma bàjjenu gox mais man du ma bàjjenu gox comprendre nga li ma wax ndax looy wax tamit na nekk loo xamante ne lu leer la yaa ngi dégg man ci loolu lay dox ñun bàjjenu gox bi ñun suñu gox bi ñoo ko gérer suñu bopp maire gérer luñu ko kenn gérer luñu ko ñoo ko gérer suñu bopp nekk ay jigéen di def suñuy conférence di jël suñu alal di ko yóbbu ci jumaa ji di ko dugal ci mag ñi nekk ci koñ bi ngir jàppale suñu gox loolu moo waral bàjjen boobu ngay dégg bàjjen bi man sama ñee toog ñoo ma tuddee bàjjen parce que ñoom la ñuy àndal du liggéey noonu la affaire bi demee Moussa Niam mi nekk suñu góor nekk suñu càmmiñ ba ñu ne ba ni ñu ne siin ñu nag moom nii la affaire bi demee waaw kay. nga nekk jigéen kon nekk ci benn localité. waaw yéen en tant que jigéen. yan jafe-jafe ngeen di jànkuwanteel fii au niveau de Jaxaay. bu métti fii jigéen boo fi gis kenn xamatul lu muy nuróol 2 heures du matin 3 heures du matin la ñuy am ndox nga toog fanaanee toog ba bër set. 2 heures du matin. lamp waaw parce que gis naa. lëndëm këris la ñu def. lamp yi bu tàkkee barki Demba Ndiaye Moussa Niam mi moo tax ñun suñuy jëkkër ñu ngi xëy ay 4 heures du matin 5 heures du matin fii ku fi gën ngay agressé suñuy doom noonu suñu papa yi di julli ji ci jàkka yi ak jumaa yi noonu waaw kon Moussa bu ñu taalalee moo ñu taalal lamp yi ba tax tey kuy jàll am foo jaar nii la affaire bi demee li ñu naqari moom bari na. tali yi baaxul. hôpitaux yi amuñu garab. tey soo yóbboo sa malade ci hôpital bii ñu jàllale la ko Kër Massar wala ñu jàllale la ko Gaspard Camara mbaa Roi Baudouin mbaa Nabi Choucair waaw. Youssou Mbergane. noonu la demee. mais ñun suñu fii amuñu dara te pourtant am nañ fii hôpital bu ñu commencé suñ ko yeggale woon dootuñu dem fenn
mais yeggalewuñ ko hôpital bi bu rëy la mais mu ngi ni jëriñu ñu dara defaluñ ñu dara fii daal ci gàttal loo bëgg a dégg mooy lu nu fi am ñoo ko defal suñu bopp ak suñuy góor ñi ñuy jàppale lii mooy wax ji. jërëjëf Moussa xam naa naa dellu si waat ci soxna Mati parce que am na beneen question xam bëgg naa ko poser Moussa dama tudd sànq dama dégg sànq gars yi insiste problème insécurité yaa ngi tudd sànq benn femme boo xam dañ ko mujjee dañ ko goroon sax si loxo ba finalement yaa ko jàpp yóbbu ko hôpital mais Jaxaay li ma ci gën a jaaxal mais am na poste de police xanaa dafa dañuy pour seen liggéey wala. poste de police dafa war a travailler en synergie avec l'autorité locale. parce que l'autorité locale moom moo war a ñëw en appoint. comment mooy mu fexe ba dëkk bi yëpp leer. parce que gis nga éclairage public la moo tax mu am solo. mooy dafay permettre force de sécurité yi. ñu mën a dox def seen rôle. parce que lumière dafay dissuader saay-saay. maanaam day dàq ragal. tey nit bu naroon def dara gis ni fii dafa leer nañ dina tax mu dissuader ko ba du ko defati. tey bu fekkee da ngaa nar a jaar ci ab barab. nga gis ni fii dafa lëndëm am nañu làqatu fële. bu fekkee dafa lëndëm da nga koy teggi. te bu fekkee dafa leer ku mën a toll nit fu mu mën a toll di nga ko mën a gis. loolu moom moo tax lumière am solo ci wàllu sécurité. moom moo tax ñun ñu xar suñu tànk tubéy ñu dañu jëngu ci coopération décentralisée. ba nga xam ni commune bi dina leer. loolu moom moo nekkoon tànk yi nga xam moom lañ doxal. waaye boo jëlee ci yeneen fànn yëpp ñun ñu ngi ciy bay suñu waar. par exemple boo xoolee comme ni ko Abdoulaye Ba waxee. am na ci tali yoo xam ne dañ ko commencé fii 600 mètres de route yoo xam ne dañu ko mayoon mais 600 mètres de route yooyu la moo ko bloqué ay intérêt personnel ak ñoo xam ne dañ am seen i terrain bañ ko bañ tali bu jaar fa wala ay terrain yoo xam ne dañ ko morcelé jaay ko wala foo xam ne dañ ko bëgg a def benn édifice privé bañ tali bi jaar fa yàq ko moom moo tax ñu bloqué loolu nga xam ne c'est d'utilité publique muy tali infrastructure tey boo fi amee oto ci biir commune bi balaa mat 1 an organes yëpp dem terre organes yëpp yàqu pourquoi parce que tali bi moom moon ne tali yi ñoo fi amul tali yi baaxuñu localité yëpp nag ñoo bokk même problème boo xoolee fii Promoville am na fi benn tali boo xam ne daf ñu ko may muy 2,4 kilomètres de route boo xam ne dañuy waxoon dafay am assainissement dafay am canalisation yooyu yëpp waxoon nañ ko c'était prévu dans les cahiers de charge mais dañu gis ni dem nañ ba tali bi ñu ngi koy waajal livrer ñu ngi koy ubbi te amul loolu ñuy wax canalisation te pourtant localité bi nga xam ni moom moo nekk à côté nekk Parcelles Assainies mu nekk une partie intégrante de la commune de Jaxaay mais mi ngi confronté ci ay inondations te boo demee ci localité boobu ba léegi am na si point yoo xam ne ndox yi ma nga fa te nous sommes à 6 mois de l'hivernage te ndox mi ba léegi ma nga fa kon léegi président Macky Sall diggé bi nga xam ne moom la diggé woon muy ni dina def assainissement fii dina fi def canalisation dañ koy ñaañ mu gaaw ci te lu mu gaaw mais projet bi lancé nañ appel d'offre parce que canalisation nekkul affaire bu ndaw nekkul loo xam da nga koy def du jour au lendemain dafa nekk loo xam da nga koy def dans la durée kon nag Parcelles Assainies yi mu nekk une partie intégrante de la commune de Jaxaay nekk une population aussi importante nañ leen bàyyi xel ñoo xam ne ay nit la ñoo xam ne dañoo jël seen xaalis investir ko jënd seen kër te amuñu canalisation te am na si ñoo xam ni inondation yi bi mu amee dañ leen génnee dugal leen ci ay tentes mu nekk loo xam ne xëy na am ñoo xam ne dafay laal seen i dignité dafay wàcce seen daraja te dañuy dund loo xam ne dañ du leen neex ci biir tentes yi loolu mooy li nga xam ne cri de cœur la boo xam ne dañ ni dinañ ko wax je parle sous le contrôle de Abdoulaye Ba je parle sous le contrôle de délégué Mbaye et ainsi que la société civile ici représentée par Ndiaye Daara ñoo ñëpp xam nañ li nga xam ne moom la ñuy wax mu nekk une réalité fii ci biir gox bi Abdoulaye sànq maa ngi dégg nga ne gisee nga ak ay yaa ngi dem di gisante ak ay sous-préfet yaa ngi gisante ak préfet mais jéego boobu nga xam ne def nga ko ak autorité yooyu la est-ce que yaa ngi koy def ak le maire c'est-à-dire que ngeen jéem a def en tant que seen coalition bi ngeen dem gisante ak monsieur le maire exposer ko le problème ne ko c'est quoi le problème lan moo tax moom wax dëgg yàlla gestuwul jafe-jafe yi nga xam yéen a ngi koy dund seen biir localité yi. waaw jërëjëf xam nga dama tudd léegi sànq le maire de Kër Massar. muy Moustapha Mbeng ñun sunu mouvement saa yu bindee maire Kër Massar. bind na maire Jaxaay bind na aussi les autorités am na ci boo xam ne dañu ñëw ba yegg si bureau bi. ba taxaw mu taal otoom dem le secrétaire municipal moo ñu recevoir li may wax am na ñu fa teewoon mu dem amul suite lettre boobu bi ñu bindoon Moustapha Mbeng ci la Moustapha Mbeng bi ko ministère de l'assainissement woowee par le biais y a un certain Cissé ci la ñu convier ñun ñu toogandoo waxtaan ak ñoom problème yi nee naa la bi ñuy gas rond-point ak bi ñuy dugg fii di fi def moom de dina ñëw di ñu nemmeeku beneen bi muy le maire de Jaxaay su dee dëgg rek laay wax aw mag moom benn jafe-jafe deuxième adjointe au maire keroog dama ko mujj woo ndax dama woo benn doyen délégué de quartier bu dëkk Linte 27 ma ni ko de waa kii ñu ngi ñëw waa projet bi ñu ngi ñëw pour affaire ADM ñu ngi ñëw pour affaire canalisation bi ma ko waxee mu ni ma de woo na Ndeye Khady mooy deuxième adjointe au maire mu ni ko moom de nekku fa Ndeye Khady wax na ñëpp dégg ko ndax am nañ fi ay panel mu ni fii institution la pourquoi man ñu may woo
mais buñ leen woowee ñoom jotuñu leen mais danañ jaar ci li ma ko waxoon ñi nga xam ni au moins xam nañ leen donc loolu mooy wax ji mais maire bi amuñu ak moom problème dama bañ ba nit daf ma jox numéro rakkam finalement léegi sax dama koy woo kon xam nga kooku bañul collaborer ak maire bi. maanaam maire il n'est pas accessible quoi. il n'est pas accessible te boo ko laajee mbooloo mi ñoom ñu wax la ka soo ko laajee ay conseil municipal am. ñi mu nekkal ñu yor ay commission tey commission yëpp benn doxatu ci bu commission doxul mais nan la askan di doxe poste de santé bi ñuy wax nag dinañ ci remercier aussi ay nit ndax dem nañ ci l'entrepreneur recevoir nañu bi ñu entrepreneur bi recevoir wax nañ ñu lan moo ko bloqué ndax ñoom dañ jëloon seen alal dugal ci biñ jëlee seen alal dugal ci tey ñu war ko yeggali wuñ ko te tey keneen mënul jël marché bi lu dul ñoom ñu régler ko avec ministère de la santé ministère de la santé aussi wax dëgg yàlla ñun dem nañ fa am na si ñoo xam ne wax dëgg yàlla waxtaan nañ ñoom ñaari équipe yi ñëw nañ fi muy entrepreneur bi ak waa ministère di xool nan la ñu mën a waxtaanaate ba waa ji bu ko neexee moom mën na kase marché bi yombal leen keneen jël wala ñoom ci seen bopp ñu waxtaan ba trouver vraiment consensus donc benn centre bi moo fi ne ay unité ñoo fi nekk unité yooyu benn poste de santé bi moo fi nekk mooy bi ñu wax léegi xañ na bàjjan am na lu mu ci xam mais yeneen i bàjjan yu officiel nekk foofu ci vaccination yeeg yeneen xam li ñuy dund ñu ngi fi donc pour wax leen daal jaxaay wopp mag la féppay metti feebaru màgget la daal feebaru màgget fépp wala mu metti soxna Maty nga nekk jigéen a parce que buñu ne bàjjeni gox suñu xel dafay daal di jëm ci jigéen ñi nga xam daanaka dañuy wan lor te sànq Moussa wax ko ne seen poste de santé bi daanaka sax pour nga am fa paracétamol dafa doon loo xam lu jafe la yow en tant que bàjjeni gox ndax yaa ngi situation bu ni mel noo koy dundee nuñ koy dundee xanaa problème rek lañ koy dundee fi ñu toll nii hôpital bi boo demee loo war a def dañ lay bindal këyit nga dem jëndi garab même hôpital bi sax amul garab non amul garab boo demee fi ñu toll nii loo war a def dañ lay bindal ordonnance na la demal pharmacie jënd ko waaw man dama fay dem sama morom daf fay dem keneen ak keneen daf fay dem mais boo demee dañ lay bindal këyit na la demal mais au-delà garab yi aussi je pense bien am na ay jumtukaay maanaam tey jii bu jigéen wan ne lool bu fa demee quand même dañ ko taxaw quand même waaw gaa ki fa nekk moom nit ku baax la madame Dia ak ña muy àndal boo demee dinañ la toppatoo mais jumtukaay yi moo des ñoom ñi fa nekk dañ lay toppatoo mais jumtukaay bu ñu la toppatoowee leen amul looloo waral évacuation bi noonu la demee. en tant que bàjjenu gox ndax mën nañoo xam tey jii jaxaay xeetu feebar nga faral di gis ci jigéen ñi mu doon loo xam lu la jaaxal la te bëgg nga kilifa yi wax dëggal taxaw ci quoi. feebar yi moom bëri na. feebar yi parce que jigéen dafa bëri feebar. bëri na parce que instant yi li gën a sonal nit ñi ba gën leen sonal mooy tension yaa ngi fi diabète yaa ngi fi ak yeneen feebar yi moom bëri na ku ñu jàppale ñu jël de feebar yi bëri na te ñun ñëpp moom la ñuy jooy même feebar bi moom la ñëpp di jooy. jërëjëf soxna Maty Diop kon mbokk yi di introduction kese la woon introduction kese la woon daañu jël soit léegi ci plateau bi ndem jàkkaarloog askan wi la ñu wax léegi li ñuy def mooy jël kàddu gi jox ko askan wi ñu am ci ay intervention bu ñu tompee nag di la waat kàddu gi wax dëgg yàlla plateau bi comme ça ñu tëj émission bi. voilà di leen remercier ci opportunité bi ngeen a jox pour ñu mën a peut-être lister yenn mots yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonte. moi je cité gendarmerie laa dëkk. Je suis gendarme à la retraite donc bu ñu waxee par exemple tey jii cité gendarmerie waroon nañ ku fi dugg tey nga envier commune bi polarisé lu toll ni cité gendarmerie ku fi duggoon war nga ko mën a am ay loo koy xoolee mais manquement yi nga xamante ni moo yi nga xamante ni moom lañ listé léegi je crois que ni cité gendarmerie bi nga xamante ni moom moo fi jiitu jaxaay je crois que moom mooy gën a souffrir ci loolu. Ça se comprend aisément lu tax parce que aussi ñun nous étions en activité peut-être que yenn yi on était lié à des textes mënuñu woon réagir mais bi nga xamante nag dem nañ ba loolu wàcc nañu je crois que ni dañu xool suñu gox bi xam ne vraiment rien ne marche dara doxu fi en particulier nag damay gën a wax cité gendarmerie y a d'autres mots xeex nañ fi yeneen xeex mais li gën a doy waar mooy cité gendarmerie tey ji ku jóge ci dëkk bi nga ñëw fii ñu ne la fii mooy cité gendarmerie vraiment tu dis que gendarmerie lan la ci état bi c'est un point d'interrogation il faut ñu xam loolu tey jii li ma lay wax mooy génnal guddi nga génn en billet nga dem taxaw fële ci base française bi nga xool la commune féppay leer dina am fa nga xam dina leer parce que ñi ñoo ko fi indi mais cité gendarmerie à part ñun suñu électricité yi nga xam ne moom la def suñu kër yi
ci buntu kër yi. te mu waroon nekk cité gendarmerie donc li may attirer aussi attention ñi nga xamante ne ñooy administrateurs yi dañu war a xam ni cité gendarmerie vraiment waroon na nekk leneen ci dëkk bi. dina nekk nag épée de Damoclès ça je le dis ouvertement cité gendarmerie dina nekk épée de Damoclès ci ñi fi nekk actuellement di diriger la commune ak ñi fi war a ñëw ëllëg aussi di diriger la commune parce que du ñu bàyyi nii muy continuer di dem trop c'est trop li war a dem ci askan wi na dem ci askan wi li jëm ci ñoom da jëm ci ñoom je crois que c'est très simple fii participation inclusive la ñu wax képp koo xam ni kii yaa ngi fi war nga mën a y a des personnes ressources ah y a des personnes ressources y a des bonnes volontés mais tey jii boo ñëwoon cité gendarmerie waxuma sax ci mais dans la commune nga bëgg fi tabax garab nga dugg fi jëmbat garab pour mu nekk d'utilité publique le maire va te poser la question à savoir ban parti politique nga bokk on n'est pas dans ça loolu vraiment dañ ko war a dindi mooy li nga ko doon laaj léegi est-ce que le maire est ouvert c'est ça le problème nekkuñu fii bu politique jotee ku nekk dem politique fa la neex mais actuellement li ñu intéressé mooy le développement de la commune je ne dis pas la cité gendarmerie en particulier mais le développement de la commune li may gën a yokk nag mooy y a un poste de santé ba nga xam ni moom la ñu fi defar mais actuellement c'est les malades qui attendent le poste de santé centre de santé bi ñu tabax cité gendarmerie maintenant c'est aux malades d'attendre lan la ñuy xaar élection locale di waaj a jot ñu defaraat non duñ ko defaraat de dañuy def seen mbumbaay def benn genre meeting war ni def nañ lii pour attirer électorat loolu nag moo fi des li jëm ci askan wi nañ ko jëmale ci askan wi je vous remercie. bismillah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam waaw man maay Moussa Ka délégué marché unité 22 waaw man nag damay wax ci problème marché bi muy marché unité 22. parce que marché bi bëri na ay problème te yaakaar naa dëkkuwaay moom marché mënu cee ñàkk te li gën a indi foofu problème mooy problème courant parce que marché moom mënuñoo liggéey sans courant parce que booy xool ñiy liggéey ci marché 90% ñëpp ci courant la ñuy liggéey loolu il faut ñu jàppale ñu ci ñu xool courant bi na la ñuy fexe ba mu dugg foofu li ci des mooy problème hangar bi mooy mbaar mi ñu war a tabax foofu pour taabal yi génn képp koo xam ne am nga fa taabal nga war a mën a ñëw jël sa taabal marché bi ñu commencé koo liggéey parce que marché mënu la dem sans hangar parce que li ñu soxla lépp ci hangar bi lañ ko mën a liggéeyee te loolu amu fi parce que bayal kese kii ñoo fi nekk ay cantine te cantine yi seeni borom ñoom ñoo ko tabax hangar bi nag moom yaakaar naa mairie moo ko war a tabax kon nag mairie bi war naa mën a ñëw tabax hangar bi ñi nga xam ne ñoo fi am ay place ñu ñëw mën a jël seen place bu ñu ko defee rek marché bi dana dund parce que jigéen ñi dañuy sonn ñii dañuy dem ay Tëngéej ñii dem ay Kër Massar mais hangar bi bu ñu ko defaloo loolu lépp day jeex ñu defal ko indi courant bi loolu lépp day jeex te marché man de wax dëgg yàlla délégué laa mais man maire bi man bu ma daje woon ak moom xaw ma ko te mosuma ko faa gis waaw loolu moom yàlla moo tax may wax xaw ma ko mosuma koo gis waaw astafurlah benn yoon daal laa ko mos a gis mooy jour bi muy ñëw fële ñuy séddale fooy affaire sel keroog wax naa ko sax na ñëw ci marché bi ba mu ne ma danaa fa ñëw mais boobu ba léegi gisatuma ko waaw benn yoon boobu la ñu mën a tase bu ñu daje woon nii sax xawuma ko waaw parce que loolu mbooloo la lu ñu daje woon rek ma sàcc wax ko waaw li ci des nag moom vraiment marché bi moom sonn nañu waaw te coono marché bi mooy coono jigéen ñi parce que li ma leen wax rek maanaam temps yombul li ñuy bàyyi seen temps fii di dem fii ay Tëngéej dem ay Dakar dem fu ne dafa duggi ay marché mais marché bi bu ñu ko defaroon loolu lépp day jeex parce que marché bu mag la te lépp loo xam ne war naa am ci marché préparé nañ ko foofu waaw préparé nañ ko foofu amuñu ndox amuñu courant ñett yi ñoo gën a nekk problème marché bi bu ñu defaroon marché bi même toilette amu fa te ay nit ñoo fay daje xam nga loolu. yéen a ngi fay juuti yéen a ngi fay juuti non ñun gisuñu kenn ñun xamuñu. man yéen a ngi fay juuti non fay ñu juuti parce que amu fa parce que ñun bu ma yeboo ma ne ñun waa marché 22 dañoo bandoone maanaam mais nag ci Sénégal la ñu bokk parce que booy xool dañuy dem ba yàgg sax ñu ne ñun indi féetuwuñu côté Guinée frontière Guinée Bissau wala frontière Gambie mais ci Sénégal en tant que Dakar fii région de Dakar département Tëngéej kon nag marché bu toll noonu bu amee parce que booy xool parcelles yi ak jaxaay booy xool ñaari marché yooyu la ñu wax 22 ak 13 te booy xool 22 bi mooy bu mag bi kon nag boobu war nañu koo mën a taxaw bañ ñëpp gis ci seen bopp. jërëjëf merci maa am na solo keneen. gannaaw bu ñu leen nuyoo sant yàlla julliti yonentam alhamdulilah ala kulli halin waaw mbokk yi de wax nañ ko sànq gannaaw ba ma nuyoo en tête de file Ablaye Ba
wax dëgg si yàlla fii maa ngi fi doxu depuis 2010 xam naa sax moom fi dëkk wante xam nañ ni mouvement mi muy sos muy ànd defar wax na ko sànq defar kese la ki taxaw il est sur tous les fronts nag depuis 2010 maa ngi fi ñoo bokk combat yi fii li fi taxaw lépp dañ ni l'État ne donne rien on l'arrache muy courant bi muy ndox mi ay combat ñoo ko fi jëlee dem nañu ba Sénélec en mouvement mooy ne courant bi ndox mi de même et unité 9 laa dëkk enseignant à la retraite 33 ans de service xos lu bu am kër comme ñu fi dëkk yëpp xam ngeen ku xool configuration parcelles yi xam nga ni ñu fi dëkk ñi ci valeur lañu ku xool la gamme de construction bi nekk nga am respect boo leen buwee mais carrière mais dafa mel ni bokkuñu Dakar dañ ñu fàtte sur tous les plans tout de nañu des parcelles assainies soi-disant assainies parce que assainissement mu fi jaxaay yi ngeen da wax en fait ci parcelles yi la jóge un lot de entre 26 et 30 unités inondation 2005 ñëw Ablaye Wade sos ci dindi ci parcelles yi 8 tudde ko jaxaay bu ngeen xoolee bu ngeen sëppee à vol d'oiseau man nag le délégué Mbaye ci turu lañ nekk jaxaay ndoxam yëpp ñu ngi sotteek le problème de cette réunion xëy na développement ci la bokk waaye nag développement bala mu am d'abord nga dëkk fi ñu dëkk 9 muy 3 gis ngeen li passé li ko waral nag mooy et non seulement amul nag autorité bu fi ñëwul tous les gouverneurs tous les préfets depuis 2010 wàcc nañu fii amul lu ñu promettre monts et merveilles mais li ngeen gis daaw ñu di ko dund ko gis ngeen ko et li ñu ko teg nag du kenn évidemment Abdoulaye wax na ko sànq un maire bu deful liggéeyam 9 ga ma dëkk en 2011 am na fa un crime ndax lëndamaay bi un crime et alhamdulilah chef de l'État am na lu mu diggee mooy la ñu jooy fi mu nekk nii assainissement bi et ñu ngi yaakaar ne xëy na du tas yaakaar asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu sama ñaari càmm yi invité ma muy Moussa Niang ak Ablaye Ba ma am contentement ak mbégte bu taxawal fii jigéeni commune bu Jaxaay ndax ku wax Jaxaay rek xam ne jigéen ñi sonn nañ tey ay femmes bañkat ñoo fi nekk tey femmes yaa ngi yeewu ay 5 heures du matin ñii ñi ngi jubali syndicat ñii marché du poisson ñii caaroy te Jaxaay boo fa jógee 5 heures du matin sa yaram day taw ndax lëndamaay bi nekk ci commune bi jaadool keroog waa Sénélec ñëw nañu man maa ngi dëkk fee cité gendarmerie ci poste de courant may waa yéen seen lamp yu bëri yi yow waruñu te tàkkuñu ñu ne su maire bi fayee tey bu sobaa lamp yi tàkk kon xam nga loolu li sama càmm ñi wax rek dama leen ci fekk si kon maire moo deful liggéeyam ndax bu waa Sénélec taxawee ne su lamp yi tàkkee tey su maire ñëwee tey bu sobaa lamp yi tàkk kon li ngeen wax dëgg la maire Jaxaay nag mooy koo xam ne faalewut population tey mairie bi soo bëggee audience bind lettre soo àndut ak moom du la recevoir loolu ñu ngi koy ñaawlu trop ñun femme de développement yi sonn nañ ñun ay transformatrices lañ sonn nañ ci financement ndax ñun ñoo jël suñu propre ressource di ko liggéeyee ñun ñoo jël suñu propre moyen di ko liggéeyee ñun daal ñu ngi mel ñun amuñu maire ci commune bi
tey suñu amoon suñuy financement am suñu unité de transformation kon ñun tey lu ñu dawalati tey ñun mën nañu dajale tey femmes yi ñii def céréales ñii def fruits et légumes ñii def savonnerie ñii def eau de javel ay femmes yu jàmbaar ñoo fi nekk mais gisuñu suñu bopp ci commune bu Jaxaay te suñu amoon suñu unité risques yi ñuy jël di yeew ay 5 heures du matin di njëkkalante ci oto yi konoon duñ ko def kon suñu place dañuy nekk di liggéey suñu liggéey duñu namm daray góor bien vrai que nag góor ñi ñoo ñu fi indi nag waaye tey ñun jot na ñu jël relève bi ndax li ñu mënoon def nañ ko ndax liggéey ba retraité dénk la yàlla dénk la ay njaboot tey soo mënee jàppale sa borom kër dañ ciy sant yàlla liggéey nag am na fi mais amuñu moyen bu ñuy liggéeyee loolu nag ñu ngi teg lépp ci loxo Mor Sarr Ba conférence dafay am soo bindee lettre jox ko soo bokkul ci moom du la uyu si danga koy ñaan audience lan la lay jëkk a laaj kooku fan la dëkk ak kan lay àndal politique buñ ne la àndut ak yow mu ram la vif dem yoonam te taxul ñu teg ko ci dëkk bi man nag li may wax nëbbu ma ko làq-làqul ma ko. maa ngi dëkk cité gendarmerie suñ njëkk yi dañoo dem retraite ñu jug nag pour jël relève bi sonn nañ nag ci commune bu Jaxaay te jot na tey ñu jàkkaarloog askan wi wax leen suñu bëgg-bëgg ndax tey sa jëkkër retraité ngay daw di war ay formation pour jàppale sa njaboot mais dëkk ba daf la war a jàppale ñu ngi woo nag madame le ministre mu ñoo jàppale ñu ak Marème Faye Sall ci unité de transformation fii ci commune bu Jaxaay merci beaucoup. Merci beaucoup man Ndiaye Daara laa tudd maay facilitateur plateforme pour la protection et la promotion des droits humains maay aussi le point focal de Human Rights Watch au Sénégal. Je suis aussi secrétaire général de l'unité 22 ñi ngi féliciter ñi organiser mbir mi muy waa taxawu suñu gox ak ñi ñu ko àndal mais li ñuy bëgg mu leer rek xam nga waxtaan wax dëgg ca la problème mu Jaxaay conseil municipal bi la maire bi nekk ci kanam dans l'ignorance nul n'est tenu maire mënul xamul il n'est responsable de rien nañu waxante dëgg maire mënul xamul il n'est responsable de rien parce que éléments yi ñuy war a am ak compétence yi ñu war a am pour diriger commune ça c'est la responsabilité de l'État maire il est incompétent ba pare état day exploiter incompétence maire même yeneen maire yi wër Jaxaay dañuy ñëw di dagg Jaxaay parce que xam nañ ni le maire il est incompétent muy maire Kër Massar maire Mbambilor maire Sangalkam dañuy ñëw di dagg suñu commune parce que xam nañ ni le maire il est incompétent conseillers municipaux yi dañuy bëgg di ànd ak moom parce que il est incompétent lu war dañu for c'est injuste ñun en tout cas société civile ñun pare nañu pour yee askan bi parce que amul benn formation bu ñu leen defal formé wuñu xale yi école yi am ay problème ministre de l'éducation ñu ngi koy interpellé parce que nee na amatul fu ñu mën a tabax école te am nañu ay espace yu dul jeex assainissement bi ñu ngi interpellé HLM je pense que ça est en train d'être fait ak ADM ñu ngi interpellé aussi l'État du Sénégal parce que y a 386 kër yu am yoo xamante ni seen ay bénéficiaires mooy sinistrés yi dañ ko war a jot te jotuñu ko te ñooñu dem nañu ba ne xaaratuñu sax ñu pare kër yi nañ leen ko jox ci nii mu mel wala ñu jox leen fondation yi ñoom ñu ngi def lu nekk di xeex ak état lu nekk ñu ngi koy def nañ leen jox seen ay kër c'est ça la justice sociale mais maire nañu bàyyi di ko sikk xamul ñi mu àndal ñoo injuste et puis ñu nekk ci commune boo xamante ni tout le monde est leader ñëpp ay leader lañu ku xamul ku mel ni man da nga naan leader nga bu ko ne ku mel ni Moussa jógee di def wala Ablaye nga jóg ni du dem c'est injuste loolu la ñu bëgg daal waa Walfadjri à part presse bi tamit ñu ngi koy interpeller parce que ay presse dañuy ñëw di couvrir maire wala ñu couvrir lu mel ni ba pare ñu dem gisee ak maire mu ne leen bu leen génne lii yéen nag bokku leen ci ça c'est injuste on interpelle la presse sénégalaise nañu juste waaw allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim. asalaamaaleykum man maa ngi tudd El Hadj Daouda Mbaye nekk délégué de quartier fii si Kër Massar précisément unité 3 waa di leen gërëm seen ñëw bi di encourager suñu leaders yi parce que gox bi ñu nekk soxla nañu ay jeunes yu am taxawaay pour mën a booster développement bi bon c'est vrai que ñun man fi mu ne lu may wax mooy Parcelles Assainies man du côté commune Jaxaay wala Kër Massar laay wax mais côté parcelles yi laay wax de manière kii bon parce que parcelles yi comme nu ko suñu leader bi waxee rek SNHLM daf ñu ko jox ñu fay ay droits assainissement et cetera mais temps bu waa parcelle di def seen travaux si la ñu def expropriation de terrain quelques unités pour mën ko def le plan Jaxaay bon donc ñun mënuñu xam ndax programme bu état bi tegoon
seen kii boobu ñu def en urgence moo perturbé affaire yi wala on ne comprend pas parce que dañ ne woon des Parcelles Assainies ku dégg Assainies dañ fi war a fekk assainissement. Donc il fallait que assainissement boobu am léegi lu su ko defee les cités environnantes yëpp mën si bénéficier wu muy kaaw cité gendarmerie Daaru Cubb Ñàkku Rabek et cetera donc problème assainissement bi daf ñu ñor parce que tant que amul mën naa ni état bi amel nañu gaañ nañu parce que ren lu fi xew si inondation nit ñi lu ñu ñàkk si alal kenn mënu la ko wax man gis naa ay famille yoo xam ni dañu mujj éclaté jëkkër ji day liggéeyi benn xaritam moo ko hébergé benn quartier bu sori jabar ji dem kër famem ay Kédougou yu kenn xamul bon même quartier yi sax da ngay gis ni depuis inondation bi am ba léegi ñu fi les locataires yëpp dañu déserté nekkatuñu fi donc quartier yëpp dañu explosé wu nekkaat ci phase de reconfiguration donc par rapport nag inondation bi bon c'est vrai que metti woon na lool ñuy gërëm aussi autorités yi parce que autorités yi dugg ci nañu fi am lu ñu promettre lu ñu promettroon le 17 le président de la République ñëw fi bu mu ñëwee aussi man maa defoon discours bi ñu koy gërëm bu baax nag parce que ñëwam bi aussi touché nañu parce que pour la première fois depuis suñu parcelles yi existé ba léegi un président de la République ñëw fi pour mën a masawu ak déglu population bi donc déglu nañ ñu bu ñu dégloo aussi booboog léegi quand même sentir nañu ni administrativement am na mouvement am na luy yëngu ndax appel d'offre bi lancé nañ ko le 10 novembre après gars yi entreprise yi ñëw def visite pour xool si lu ñu nar a dugg nu mu mel ñu toog le 9 décembre ñu gis ni publier nañu attribution bi te joxuñu ko quand même ay sociétés yu com parce que dañu ni société yu ñu ko jox war nañu am minimum chiffre d'affaires 8 milliards donc mën se réaliser au moins une fois benn projet de canalisation d'un montant de 3,2 milliards kon tey ñun loo bu ñu intéressé mooy lu ñuy wax lot 2 ndax tey HLM même su bëggee dafa bloqué wu ndax tant que exutoire amul mënuñu canaliser exutoire bi mooy au niveau de l'unité 2 l'unité 3 donc man fu may interpeller rek mooy gis nañ ni société sénégalaise des travaux publics la ñu jox liggéey bi bon beneen tranche bi Enanchin mooy Aynou Madi Daaru Rahman mais ñun suñu côté fii ñun les parcelles société sénégalaise de travaux publics lañ ko jox d'un montant de 3,668,714,447 lu ñuy ñaan kay mooy liggéey bi dafa laaj technicité liggéey la si napp ñuy ñaan yàlla état bàyyi si xel bu baax te ñu démarrer travaux yi ndax ñëpp dañu inquiet ba tey merci. salaamaaleykum mbooloo mi. maa leen nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man maa ngi tudd Mouhamadou Pouy maa ngi dëkk Jaxaay unité 17A bon man li may wax dama koy tënk ci ñett yi parce que mun naa gis naa ne ñi fi nekk ñëpp man maa ci gën a nekk xale amul kenn koo xamante ne moom moo fi war a mën a représenter jeunesse commune bi donc man maa fi nekk donc faaw mu wax li nga xamante ne problème yi nga xamante ne moom la jeunesse bi di jànkonteel première bi may wax ci li nga xamante ne yaakaar naa ne moom moo ñu ëppal importance mu li nga xamante ne moo jëm ci wàllum éducation parce que man je suis étudiant gis naa fi étudiants yu bëri yoo xamante ne cédé nañ bàyyi nañ jàng à l'université parce que yoon bi ñuy parcourir pour dem à l'université chaque jour dem ñëw des métiers te amuñu benn accompagnement boo xamante ne maire bi accompagné na leen ko. en plus jeunesse bi étudiants yi dañuy soxla ay bourses de formation pour am ay formation professionnelle après ñu mën a insérer wu xool nu ñuy liggéeyee yenn yi nga xamante ne quelques bourses yi nga xamante ne ñoo ko doon dox avec le président Moussa Niang ñi ngi doon def sax ay quelques démarches yoo xamante ne ñi ngi ko doon lijjanti pour jeunesse bi am ay bourses mais gars yi dañuy caler à tout moment te loolu du yoon. beneen bi si topp mooy li jëm ci côté loisir li nga xamante ne arrangé na jeunesse bi yëpp jeunesse su commune bi muy Niakhorop muy Daaru muy cité gendarmerie muy Jaxaay ak ni mu toll yëpp commune bi ni mu toll yëpp amuñu esat pour ñu fubal suñu masu nawetaan yi faa ñu dem ba Tëngéej te loolu du yoon. jeunesse bi fii monsieur le maire 2008 lañ commencé fubal nawetaan Jaxaay 2008 ba léegi coupe du maire benn yoon lañ ko fi mos a organisé te budget bi à chaque année day génn
bu xaalis boobu noonu fan lay dugg nañ ñu ko wax xaalis boobu nañu wax fan lay dugg coupe du maire daa war a am nañ jàppale jeunesse bi ñu liggéey jeunesse bi liggéeyuñu 90% si jeunesse Jaxaay yi liggéeyuñu nañ leen jàppale ñu liggéey ñun man nag dama naan amuñu maire mais ñi ngi fi di accompagner Moussa Niang waaw di ko ñaanal bu baax a baax gis nañ liggéey bi récemment li mu def ci wàllum éclairage gis nañ ko waaw yàlla taxaw asalaamaaleykum. asalaamaaleykum maa ngi tudd Lam ambassadeur ndax man dafa am loo xam ne moom laa bëgg wax rek benn bi maa ngi koy jëmale si population bi beneen bi maa ngi koy jëmale si njiitu réew mi muy président de la république ndax ñun yaakaar naa ni amuñu dara loo xam ne dañu ko war a ñaan président wala di ko ñaan ay ministre ndax ñun ñoo leen fal te ñoom dañu war a ñëw ñu jël seen responsabilité nga xam ne sénégalais bi nga xam ne moo ngi dëkk fii amay jafe-jafe amay coono ñu ñëw wane seen responsabilité ñu wane ñun si dëkk bi lañ dëkk te li nga xam ne ñun ñoo ngi koy wax muy affaire santé bi affaire lumière bi affaire transport bi loolu rôle lu njiitu réew mi la Macky Sall kon yow war nga jël responsabilité bi nga xam ne moom moo tax ñu teg la si bopp réew mi ndax ba nga ñëw di ñaan réew mi ñëw nga ba fii gis nga suñuy jafe-jafe xam nga ñun lan la ñuy dund kon tey lii dafa ruslu sax parce que soo demee bay defar ay jam ñaajo te nga jéggi ay kilomètres ak ay kii nii ba pare ay nit nekk fi di sonn amee problème ndox amee problème yoon amee problème école yaakaar naa ne loolu du lu ruslu la beneen bi mooy population bi fexe leen ngeen bàyyi seen xel ngeen xam ne man awma temps di wax si ay maire ndax maire bi gënu leen yéen a ko fal moom falu leen fu mu toog yéen a ko fa teg moom tegu leen fi ngeen toog élection bi su ñëwee ngeen jël seen responsabilité ngeen xool ki ngeen bëgg a tànn ngeen tànn ko mu defar gox bi ndax nañu dépassé chaque jour naan monsieur le maire monsieur la yaay dañ ko war a dépassé ndax wax ji amul solo ndax nit ki balaa ngay wax ak ni da ngay wax koo xam ne déglu na la mais ku la déglul tamit amal fëla bu tool ni nga xam ne kii may waxal kat moom waruma bu fëla kon yaakaar naa ne pesum kanam kooku borom moo koy fajal boppam ndax su ma ñëwee di fayul diw pesam te xaw ma dëgëree tàngaay bi fu mu toll kon dama koy tooñ kon am leen suñ fëla ak suñu fayda ñu xool nan la ñuy def ñu booloo suñ biir ñu nekk benn te yaakaar naa ni émission suñu jotaay moom yaakaar naa ni ñu fi nekk si jotaay ba benn rek teewal na ñëpp te yaakaar naa ni émission bi bokk na émission yu gën a dox si àdduna bi man bi laa nekk mais émission bi bokk na si émission yi may déglu ndax lu am solo lañ fay wax kon nag di leen jaajëfal yéen ñëpp président Macky Sall nga bàyyi xel si sénégalais yi ndax ñun sonn nañ te du lii nga ñu waxoon te soo ñu waxoon lii duñ la fal te balaa affaire bi di ëpp loxo nag nga xam ne ñuy jël suñu responsabilité ndax soo jël sa responsabilité ñun dañu jël suñu responsabilité te yaakaar naa ne yow nga jël sa responsabilité comme président de la République moo gën a yomb population bi jël seen responsabilité ndax dëkk bi dañ si bokk am si droit ñun ñaanuñu ceeb ñaanuñu diwlin ñaanuñu nga may ñu dara li nga xam ñoo ko moom loolu rek lañ soxla nga delloo ñu ko wasalaam Lam ambassadeur. jërëjëf kon mbokk yi loolu moo di intervention yi nga xam ñu ko nangoo kon ci askan wi émission bi nañ ko ubbi rek noonu lañ koy tëjaatee Moussa yaakaar naa ne interpellation yi bëri na yéen daal dafa xam naa ni vous avez un problème d'autorité waaw parce que on parle de financement ñi nga xam ne ni amoon nañ ay bénéficié woon nañ ay kër ci biir Jaxaay te jusqu'à présent mënuñu fexe ba bénéficié ba jot ci seen i kër problème assainissement bi wax nañ ko si problème éducation en général tey ji bañ ko doon synthétiser lan nga ci mën a wax. waaw Jaxaay daal mooy commune bu Jaxaay sax laay wax. mooy commune bi nga xam ne dafa nekk à moins de 20 kilomètres du palais. ñu laissé ko en rade. mu am déficit d'infrastructure. tey léegi boo xoolee ñi ngi wax ci accès au financement. femmes yi amuñu accès au financement. jeunesse bi tam amuñu accès au financement dañ koy dégg rek à travers la télévision et la radio. tey boo xoolee est-ce que aussi ñu ngi def ay démarches. ñun ñi ngi def ay démarches. tey damay jël benn illustration bu parfaite parce que je ne veux pas trop tirer sur le maire. parce que man j'aime pas tirer sur les cadavres. bëgguma di tirer ci moom j'ai suffisamment tiré sur le maire. au point que bëggatuma sax di tirer ci moom. boo xoolee amoon na fi benn jamono bu fi maire bi toogoon. dafa laaj askan bi ñuy joxe 1000 francs. pour ñu def woo benn école auto-école pour ñu former leen ci wàllu ñu am permis de conduire. mais boobu ba léegi dafa furaax ndax saay na. lekk nañ 1000 francs xale yooyu jeunesse boobu te jox ñu leen seen permis de conduire loolu nekk loolu loo xam ne askan bi dañ koy toppee maire bi. boo xoolee lu jëm ci wàllu bourse pour am formation professionnalisante. étudiants yi ñi ngi bind ñu ngi koy adressé maire bi chaque année ñu ngi koy def. mais da ngay xool première année bi ñu ko defoon sax àggul am na ñoo xam benn année la ñuy def ñu mujjee raccroché toog parce que maire bi fayul école yooyu man damay yëngu ci institut de formation professionnelle yi gën a mag ci Sénégal. dañ may wax seen maire bi ñu dañ koy bind maa saa yu ñu ko bindee du am accusé de réception saa yu ñu ko bindee du am feedback. li ma leen di wax moom mooy nous avons un maire qui n'est pas administratif. pour bañ a wax ni jàngul damay wax ni c'est un maire qui n'est pas administratif. bu nekkee da nga ko bëgg a joindre xëy na da nga koy def de bouche à oreille mais ñun loolu moo nekk moo yi nga xam ne tey moom moo ñu sonal. boo xoolee ci côté école léegi am na ñu ko fi souligner de manière ramassée ñun suñu doom yi am na si ñoo xam ne mënatuñoo jàngi tey boo defoon benn enquête. ci au niveau de la société. di nga gis ni am na ci xale yoo xam ni bàyyi nañu jàng. parce que amuñu place ci école ba. parce que école bi mënatu leen a jël.
école yi fi nekk c'est insuffisant par rapport ak taille population. te amuñu te seen parents amuñu moyen pour yóbbu école privée. amuñu ay moyens pour leen jox transport. ñuy dem ba Kër Massar wala ñuy génn localité bi ba pare di leen fayal pour ñuy dem di jàngi. loolu moo tax ñu bëri bàyyi nañu boo xoolee lu jëm ci école de formation professionnelle aussi raflé nañ ko fi parce que dañ ko soxla. dafa kon loolu moom moo gën a favoriser kon délinquance bi. parce que loolu xam nga jeunesse bu amul occupation. amul loisir amul lu jëm ci formation amul dara. c'est normal que mu adonné wu ci yeneen pratiques yi. loolu ñaan ñu ko yàlla mais dafa nekk loo xam ni dafa gangréner société bi. tey booy xool ni ñuy saax-saaxee suñu foncier bi dem na ba nga xam ne ñi imaam yi ak notable yi li ñuy gën a jooytu mooy dëkk bu fa dara amee war na normalement war na am sax li ñuy wax cimetière. mais benn cimetière bi fi am akas néew dem na ba commencé fees. jaxaay war nañ ko mën a prévoir benn cimetière d'envergure. boo xam ni kenn ñaanu ko yàlla. est-ce que fi am na espace boobu. am na espace bi mais morcellement yi. ak lotissement clandestin yi nga xam moom la ñuy def. ak li nga xam moom la ñuy wax li ñuy voté ci conseil municipal bi. moom mooy waral maire bi dañ koy jox carte blanche pour muy dagg di def nu ko neexee. booy xool problème litige foncier bi du fi jeex. problème foncier boobu moom moo waral 600 mètres de route yooyu nga xam moom la ñuy jooy pour mu àgg ba léegi mënul àgg parce que problème foncier la. ñun dañu am benn administration locale boo xam dafa am une boulimie foncière notoire te loolu moom moo koy caractériser. Nous avons commis l'erreur de porter à la tête de notre commune un maire qui n'a que la vente de terrain comme compétence. loolu rek moom mooy compétence. jërëjëf Ablaye Ba. dégg nga interpellation yi dafa mel ni kon sas bi metti na. te diis na aussi xam naa ne pour ngeen defar dana jafe de. waaw metti na diis na mais nag yaakaar naa ni solidarité am na ci ñi fi toog parce que xam nañu exactement que ni suñu defaralul suñu bopp du sotti ndax yaakaar naa ni ku mel ni Seydou Lam wax na ko sànq bi ñu toogee ci suuf maa ngi koy wax keroog bi ñuy tabax fii 2 salles de classe ci benn école bu fi ne kii di Daouda Mbaye moo si njëkk a dugal xaalisam kon ñooñu tey ñu ngi def solidarité di jël seen alal di ko ci dugal. damay ñëw nag remercier bu baax groupe Walfadjri d'abord ñaanal Sidi Lamine fu mu tëdd wax dëgg yàlla nit la koo xam ni tey Sénégal bu tolloon ci yenn situation yi kooku lañ daan gis mu jiitu niñ koy waxee ci ay maam Abdou ak ñeneen tey Sénégal dafa tumranke ñu mel noonu kon tey bu ñu toogee fii baax na ñu ñaanal ko fàttali ko yéen groupe Walfadjri aussi ñu ñuy bàyyi xel ngeen du ñu tudd tuuru kenn mais ñu ñuy bàyyi xel ngeen parce que télévision la ak rajo boo xam ni wax dëgg yàlla ñoom ñooy baatu askan wi te ñu ngi porté baatu askan wi kon tey wax dëgg yàlla boo leen ñëwee fii ci sunuy jafe-jafe dañ ciy sawar pour wax leen wax nañ fi hôpital mu ngi fii yeggut wax nañ fi insécurité wax nañ fi lu mel ni cité gendarmerie tey ay gendarme di fa yeewoo te yaakaar naa ni président de la république kenn ëpp ko information moo ëpp ñëpp information kon xam na lan moo xew fii ñu di ko wax département bi nga xam ne moom la waxoon aussi na ci gaaw parce que jaxaay mu ngi souffrir yeneen kii zone yi nekk ci ginnaaw tey boo demoon ay kunun ngalam wala nga dem ci yeneen yi ñoom ñëpp ñu ngi souffrir oto dugg fa fii rek ci ginnaaw marine bi ils ont des problèmes oto dugg fa te léeg-léeg nit ñi dañuy wax ak yow xaj na am na loo xam ne tey boo ko tuddee nit ñi dinañ am nuñ ko gisee mais ku mel ni maître Moussa Diop dama koy remercier fii ndax dafa am bés dañoo toog ñu woo ko mu ñi ñëw leen ma recevoir leen ñu dem mu recevoir ñu mu yónni ay éléments am fii ci fi jàkkaarloog marché unité 22 bi waa CETUD ñëw ñu toog mu def fa benn départ bu fay jógee 234 ba pare CETUD tey jox nañ leen pour confirmer ne ñu ngi defar CETUD jox nañ leen plan unité boobu terminus la joxe nañu pépp plan boo xam ni parce que SNHLM aussi am na ay sites yu mu daggoon mais moom it mu ngi koy morcelé di ko jaayaat ay bon way mu ngi koy morcelé di ko jaayaat ay bon mooy li ñu wax rek ci këru jaxaay yu yeggul yi parce que problème mu kese la ndax yaakaar naa képp ku am sa kër amoon sa kër ñu recensé la war nañu mun a xam ni kat yow kër gi yow yaa ko moom mais buñ demee ba ñoo xam ni amuñu ci droit moomuñu ko di ci duggaat di ci defaat leneen kon loolu aussi problème la kon loolu aussi dañ koy wax Walfadjri presse bi yëpp ñu di leen remercier mais da ngeen ci am solo goo xam ni sunuy problème bari na tali bi Moussa ñaa doon wax léegi mooy tali bi jóge route des Niayes ñëw fii ba ci guy gi topp ba fii 600 et quelques mètres moo ci des nee nañ bu ñu wax ci maire mais maire bi moo ni woon li may wax dama koy assurer tali du fa jaar moo ko wax doyen Daour ak nii ànd nañ ba Descos mais ba léegi waa Descos waxuñu ñu la leer
li ñuy wax nag président de la république tali bii yaa wax canalisation su àggoon dana yombal canalisation dana yombal dem bi ak dikk bi kon président ñu ngi lay ñaan fii sa njaboot a fi ne yow yaa opté pour gérer ñu kon bu fekkee sa maire doxalul ñu ngi remercier aussi le commissaire Ndong le sous-préfet Marcel bi fi jógee ki fi toog nag wax dëgg yàlla seeti nañ ko mais ku mel ni Marcel Babacar Kane wax dëgg yàlla ñooñu buñ fi amul woon doon na gën a metti. waaw jërëjëf Ablaye conclusion bi am na solo. Mati Diop sànq am na sa benn morom bu jigéen bu ko doon wax mooy problème mu financement est-ce que yéen a ngi def ay jéego pour gisante ak ministre de la femme et de la famille pour que wax dëgg yàlla ngeen mën a bénéficier par rapport ak leneen xam ne nii jigéen ñaa ngi koy bénéficier quand même ci biir réew mi. waaw ñu ngi def ay jéego ñu ngi def ay jéego yu baax parce que amoon nañ fi benn financement boo xamante ne suñu benn ki jigéen bu ñu nekkal fii ñu koy wax Abi Fall moo ñu defaloon fii financement mais moom moo ci doxoon moom la ñu àndaloon mu dox ko wax ko ba xaalis bi wàcc ñu financé jigéen ñi mais à part boobu beneen financement amu fi déedéet à part boobu beneen. te mairie bi aussi amul beneen financement bu jógee suñu jëm si yéen. mairie moom xamuñu ko sax ñun bokkuñu mairie moom bu ñu ko kenn tuddal ñun mairie moom bokkuñu ci mairie xamuñ ci mairie daa am ay nitam ñoom lay jëflanteel ñun mairie bi boo demee sax pour ñu recevoir la duñ la recevoir ñun dem nañ fii di conférence dem ca mairie ba mairie recevoir ñu ba mu passé lañ ñu ne carrément ñun ñoo tax mairie recevoir leen ndax bokk leen ci ñun waaw bu dee nag da ngaa nekk maire te nga ne ku bokkul ci yow doo ko recevoir ah. yéen fa ngeen bokk yéen. ñun bokkuñu fenn ñun moom bokkuñu fenn ñun xam nga fu ñu bokk ku defar suñu gox lañ bokk foofu lañ bokk ñun kuy defar suñu gox rek ci yow lañ bokk waaye ku ñu faalewul moom bokkuñu ci yow ñun bokkuñu fenn. looy tàggatoo. waaw sant leen rek waa Walfadjri gërëm leen yéen ñu tàllal seen micro ba nu mun a wax suñu soxla jooytu suñu jàngaro sant nañ leen comme kii ni mu ko waxee rek ñu ngi ñaanal Sidi Lamine Niass fi mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jugee waaw. Moussa looy tàggatoo. waaw li may tàggatoo moom mooy damay gërëm groupe Walfadjri comme ni ko doyen Abdoulaye Ba waxee ak suñu bàjjenu gox Mati vraiment ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy abattre di féddaliwaat rek di ñaan comme ni ñu ko waxee aussi ñaan du doy ñu ñaanal suñu kilifa googu nga xam ne dafa dëdd yàlla suñu borom xare ko ci àjjana yu gën a kawe te taas ñu ci barkeem te groupe bi mu fi bàyyi itam mu dem ba nekk groupe boo xam ne mooy gën a mag ci groupe yi parce que gis nañ liggéey bi nga xam ne moom ngeen di def di ñaan aussi le président Macky Sall mu nekk énième interpellation ci problème yi nga xam ne moom lay souligner fii te mu am ay renseignements généraux gën ñu informer wax dëgg yàlla mu jéem ci ut saafara nu mu gën a gaawee ndax tamit bu ñu xoolee di éterniser wu ci benn poste dafay am loo xam ne daf koy jur élection locale yi di ñëw ñu ngi koy ñaan mu organiser ko ci ni mu gën a gaawee parce que loolu dafa bokk ci lii suuxat vitalité démocratique. est-ce que yaakaar aussi Macky Sall sax muy favoriser lu ni mel. parce que élection yoo xam war nañu ko tenir depuis. parce que bellu ret chaque jour ñu koy di ko randalaat. parce que lii ko fi représenté handicap la ci moom. parce que dina fi yàq loo xam ni. askan bi daan ñu ko mere xëy na moom jotewu ci. ok foofu rek lañ koy xaar. bu ko defee mu organiser waat ay élection ñu rebattraat carte yi ñi nga xam ne ñoom la gox bi xam. miin leen te ñu gën leen a wóolu ñu dénk leen seen yëf. parce que politique dafa am solo. politique dafa mel ni sëriñ bi nga xam ne da nga ñëw jébbalu ci kanamam ni ko dénk naa la sama àdduna ak sama àllaaxira politicien bi dafa yor say tali yor sa économie réew yor sa koom-koom yor sa éclairage public yor sa sécurité politicien bi daanaka moo yor sa lépp kon carte yi war nañ ko rebattraat ñu ngi koy ñaan encore une fois ñu ñëw taxawaat askan wi. Ablaye Ba looy tàggatoo. di leen santaat rek di sant waa Jaxaay commune Jaxaay yëpp ñu sonn lañu ñu jar a dimbali lañ Moussa wax na ko léegi ci seen problème mu marché yi moo tax ma ni leen ba ñuy nekk communauté rurale la ñu doxi woon lool de nekk délégation spéciale madame Koné décanté ko madame Koné délégation spéciale de mu décanté fi lu bari ñu am maire boo xam ni dañ ko jox pouvoir yëpp munul def kon président man de dama lay wax la ma waxoon sous préfet Marcel ci bureau keroog bi ñu àndee nañ ñu defal commune Jaxaay délégation spéciale loolu laa lay demandé waat monsieur le président délégation spéciale daal moo tane si ñun comme dafa goo ay élection kon président fii amoo fi noonu dañ la dénk pour nga defar commune Jaxaay Parcelles Niakoulrab ñu ngi souffrir te population bi dafa yokku xale yi amuñu fu ñu jàngee li ñu lay ñaan yaa fi ëpp renseignement
bu fekkee comme ni ko gars yi waxee léegi dafa am presse yoo xam ni bu ñu leen joxee ñu détourné kon bu fekkee dafa am renseignement boo xam ni aussi indiluñ la commune Jaxaay la fa ne na nga ko ñëw nga saytuwaatal ko sa bopp parce que yaakaar naa ni boo amoon vraie information ak vraie information nga xam ni nag électorat mu ngi fi kon di jaajëfal ñëpp di sant ñëpp di jéggalu ci kàddu yi. bu dëngee jërëjëf Ablaye Ba jërëjëf Soxna Mati jërëjëf aussi sëñ Moussa. Je pense bien que li jarul sax ñu si commentaire parce que li ngeen waroon wax yëpp wax ngeen ko Saliou waaw li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko l'essentiel li am solo rek mooy li may faral di wax les maires dama leen di faral di solliciter lu bari si jàkkaarloog askan wi waaye dafa mel ni que maire Ablaye Wade yi ñoom ñoo gën a sawar ci jàkkaarloog seen askan que maire Macky Sall yi le kooku dama koy wax en connaissance de cause parce que émission jàkkaarloo askan wi daanaka boo xoolee ba xool toog nañu lu toll ci ñaari at wala ñetti at yoo xam ne ni maire boo ci woon ne ko émission jàkkaarloo askan wi laa soxla da naa ne déedéet du ma ko def du ma ko def te buñ ne jàkkaarloo askan wi cela ne veut pas dire que maire dafay toog bureau damay faral di wax naan émission jàkkaarloo askan wi du émission boo xam ne dañ koy def ci biir bureau déedéet émission la boo xam ne nii maire dafay toog jàkkaarloo askanam comme mouvement yi ñu interpeller monsieur le maire jëm ci indi tontu waaye li ma leen mën a kitaabu ne mooy ba Macky Sall toogee ba léegi amul ci benn maire am boo xam ni nangaa def lu ni mel amul te pourtant si jamono Abdoulaye Wade dañu doon def ay tournée ci biir l'ensemble des municipalités seeni maire di jàkkaarloog seen askan xeex sax di si jib mais finalement problème da ciy mujjee saafaru parce que communication dafa am solo dama xamul nag lan moo tax wala fi nag dañuy faral di wax naan nag ku acc du bëgg ku teen xam naa peut-être loolu la mais l'essentiel buñ la dénkee lañ la dénk jàppal ne moomuloo ko askan wi ko moom kon li logique mooy bu fekkente ne yore nga ab maire lu toll ci ñaar jàpp ñetti at li gën a logique mooy nga woo saw askan ci ab penc nga waxtaan ak ñoom def sous forme de bilan ñun askan wi maanaam ñun jàkkaarloo askan wi ñëw daal leen représenté maanaam nekk seen seede waaye duñ ko nangoo def xamul lan moo ko waral nag mais l'essentiel pour wax rek par rapport ak yenn interpellation yu fi jib mu jëmale ko ci yenn taskatu xibaar yi loolu peut-être ñooñu la engagé waaye ñun waaye jàkkaarloo askan wi moom mën nañu jox maire droit de réponse am na ci droit waaye ci kaw mu wootee ci kaw penc mi maanaam ci kaw penc maanaam mu wootee ci penc mi woote penc mi waa ànd defar toog waa ànd taxaw toog l'ensemble des populations bu Jaxaay ñu toog ñu waa Walfadjri doon seede ñu jàkkaarloog seen askan ñu poser ay questions su ko defee maire répondre loolu moom mën naa ne waaye quant à nag daje si ay bureau moom kooku li ma leen mën a kitaab bu ne fii rek man jàkkaarloo askan yi maa ko yore moom du mën a am du ne loolu moom du mën a ne waaw parce que loolu bokk sax concept émission bi waaw boo gisee sax des fois ñuy jékki-jékki di jël yenn mouvement yi c'est parce que les maires dañ leen di solliciter ci ay émissions waaye dañuy lànk di duñ ko def waaye nag ñun dañuy def suñu émission buñ ko lànkee duñ ko def mais mouvement yi fi nekk aussi ñoom dañ ko def soulever seen problème àggee ko président de la République peut-être mu indi ci ay saafara en tout cas ñu ngi leen di masawu parce que problème yi ngeen